avoir un devoir citoyen. boo fekkee ku ñu yeew sa bàyyi mos naa ko wax un journaliste bu oto lakkoon ci kaw ñu nekkoon ci biir oto bi ba dee ba jeex. mu ñu bëgg ko filmer ma ne ko si ton père meurt dans cette situation tu vas doo oser pour jëm ko filmer. donc bul filmer situation lii jàngoo ko ci métier mi mais li am moral la bépp journaliste bu ko traité bëgg a jox dëgg maire bi wala nga permettre maire muy wax defoo sa métier. honnêteté ci li ngay def. d'accord sànq ba tey yaa ngi indexé mutisme média yi te ñëpp moom la ñu seetlu mais aussi mutisme te aussi politiciens yi wax nañ si wax aussi doyen parce que gis ngeen ba Barthélémy Diaz rek agité li nga xam ne moo nekk problème littoral bi au niveau de Dakar gis ngeen politiciens yi nga xam ne yëpp dañoo nekkoon dans leur mutisme ñu génn di wax di wane seen bopp tey mu nekk wàllum dund problème de survie d'une communauté kenn déggu leen si et ça pose problème. xam nga xeexu littoral bi Dakar man showuma ci li ma ci wax bariwul. li ma ci commenté bariwul bokkuma ci seen benn manifestation. parce que ñu bëri ñuy waxuñu dëgg. parce que littoral bi c'est l'arbre qui cache la forêt. c'est ça littoral bi ñu bëri ci ñoom ñiy kaas. c'est juste politique am nañu ci wala ku ci amul yaa ngi def pression pour ñu woo la ci guddi. jox la man bi ma ci yëgee loolu dama ci am ay preuves yu leer ñoo xam ne dañuy kaas pour ñu woo leen ci suuf jox leen boobu laa ne ajeetul xeex bàyyil. littoral bi ku ci dëkk ku nekk tu vas payer les pots cassés yow yaa xam ëllëg parce que géej gi day avancé. environnement bi boo ko yàqee yaa xam et puis ñan ñooy tabax ci kanamu géej gi kan mooy tabax ci kanamu géej gi. loolu benn la ñaareel bi ci des ñun ñëpp ñu ngi doon gis li fi xewoon. pourquoi Barthélémy Diaz am problème ak un certain Djibi Diallo rek ñu yëkkati au moment où li ëpp solo ci Dakar de aéroport bi biñ ko délocaliser yóbbu ko Diass xam nañu Diass ni muy màggee xam nañu Diass ni muy développé tey boo demee Diass ak dëkk yu ko wër ñu koy wax ay suun chaque week-end amul benn semaine booy dugg ba génn te amul ay xeexoo un certain promoteur bu tudd Malick Fall. moo fa dem ak maire bu Diass bien sûr 6 mu am fa 50 hectares yow ci àllu AIBD bi ñun li ñu dund ci ay coono ci aéroport international bu Blaise Diagne bu Léopold Sédar Senghor bu Dakar gars yi tabax ba finalement dañu ni avion yi pour ñu wàcc risque lay doon ci population. Abdoulaye Wade di ñëw fekk fi avion yi di wàcc mu créé fa benn cité ñu koy wax cité Batrin mu taxaloo ak cité avion nga xam ni avion bi wàcc daanaka bu tëbee xaw koo laal. ñu ne ko nu wóoratu ñu déplacé ko mais dañu foogoon ni bukki bi ñu màtt fii Dakar bu ñu demee Diass dañ ko moytu ba du ñu laal. mais maintenant dañoo lotiral bu dugg ci biir AIBD demal foofu moo wax la ñu fekk ñu ñëw bu ñu ñëwee loolu impôt am na ci part de responsabilité yow bu ma ñëwee ma ni njàpp dama bëgg nga nekk milliardaire. mais bu ma la joxoon tey 5 hectares kese Diass nga nekk milliardaire da ngay dem uti benn plan de masse ci géomètre bu agréé. nga def ko sa ay plan def ko sa 150 mètres carrés xam nga benn hectare ñaata kër la ñaata kër la 48 parcelles benn hectare 48 parcelles la minimum Diass terrain bi gën a yomb 1 million 500 loolu boo ci amee 5 hectares nekk ko milliardaire mais gars yi noonu la ñuy partager suñu suuf si loolu mënoo wax ni état bi yëgu ko kuy Malick Fall lan la defal Sénégal fan la toj maire Diass moom mooy kan fan la toj pourquoi ñëw nangu tollu baykat parce que Malick Fall promoteur la dafa war a am ay kër alors que waa Diass dañu war a bay. bu fekkee mbay ñëw na ba déplacé leen parce que AIBD bu fàtte ne fi mu nekk ay tool la woon tool yi mango tool yi darkase et cetera mais bi infrastructure nationale ñëwee amal njëriñ nit ñi dañu leen dédommager déplacé leen du am problème mais dama ni foofu état soxlawu ko ay sàcc ñoo ko soxla pourquoi ñu xañ nag kiy dund ak dooleem ak ñaqam élevage ak bay bëgg ko na nga jox ko benn businessman. d'accord d'accord mais grand Mansour lenn moo ma gën a jaaxal suñu politiciens yi naam on a l'habitude de critiquer la politique du président Macky Sall certes. mais aussi suñu opposants yi tamit boo seetloo tout ce qui concerne dundu doomu aadama yi pour ñu améliorer doo leen dégg parce que le cas de Ndingler. mun nañ ne Bassirou Diomaye moo porté l'affaire bi mais mu déggoo benn politicien boo xam ne mun nañu wax ne gros bonnet la bu ci wax. duñ ci wax. parce que ça les arrange pas. Baba Ngom milliardaire la te dafa ubbeeku xamoo relation bu mu seq ak kenn xamoo relation bu mu seq ak ma Samba xamoo relation bu mu seq ak ma Demba. donc ñoom seen opposition c'est juste électoraliste. mais ci njëlbéen nee naa la ku la ëmbal sànq nga ëmbal ko sa kersa kon da nga gëm opposants yi ñen ñoo fi nekk ay parti yu bees ñoom ñëpp a ñam te dund bi ñu doon dund bëgg ko garder amatuñu bien yi lu leer laa lay wax lu ma xam doxantul bureau Cheikh Amar
doxantul bureau Cheikh Babacar Ngom doxantul bureau milliardaire boo tudd Sénégal ay hommes politiciens ñoo fay baagante guddi ak bëccëg ay hommes politiques ñoo fay baagante guddi ak bëccëg parce que nekkoon nañu ci dund boo xam ni tey seen am-am mateetu ko man gis naa benn nit bu ñu annoncé nit benn homme d'affaires ni ko diw mu ngi lay seet mu ne waaye daf ma sonal ça se passe comme ça qui ose parmi les politiciens moo xam opposant moo xam pouvoir pour attaquer Baba Ngom kooku ñemee naka def amul kenn ku koy attaquer moo tax man la Sénégal bu xëy nekkal ci sa bopp gëm sa yàlla boo amee looy dénoncer nga dénoncer mais ak courage boo amul courage doo ci génn parce que tey njàpp bu ma noppee du ñàkk moo ni ma waxeel nii dafa ndànk man waxuma ak doole. c'est juste li am laa wax. te mënoo fexe ba poser ma question bu ma répondre la ci sujet bu ma amul connaissance. sujet boo xam ne dund ma ko man bu dee ci wàllu kaw gi dama ko dund dama ko maîtriser bu baax ñun suñu village démb laa fa gëj démb man benn toolu li moo boo xam ne xam nga ñaata mètres la 1500 mètres carrés 1500 mètres xam nga loolu du dara ma jënd ko ci sama papa ni dëkk bi dafay màgg xëy na dinaa fa def ay kër nangam et cetera mu lew ma doom ma xëcc fa robinet 2 mois après ñuy def benn yoon bu ay camion di jaar di tibb béton pour ñuy construire autoroute à péage bu Ageroute bi dem Kër Ballaloo xam nga kii lu ñu wax Mansour moo ko moom awale leen ko ci digg bi parce que da nga leen déranger ma toog rajo dénoncé ko wax finalement dara xaaju tool ba lañ jël yàlla mu ngi fii léegi nag ki mu ñàkk loolu ñooñu ñoo bariwul tant mieux. d'accord léegi ñu jeexal ci Babacar Ngom ak cultivateur Ndingler yi dem un peu politique l'affaire Oumar Faye ak Mansour Faye mu porté ko plainte pour diffamation ban lecture nga am ci affaire boobu. waaw xam nga diffamation Sénégal man ni ñuy porté plainte diffamation man daf may reetaanloo. pourquoi. yow boo ma nee bu ma la waxalee loo xam ne amul nga porté ma plainte diffamation yow tam dañu la war a woo ni la comme kii def la diffamé nee na da ngaa sàcc. yow kay justifié ni comme nee na yow yaa dajji fenêtre bi sàcc yow indi lu wane ni yow awoo ci fenêtre bi sàcc c'est ça Mansour Faye dafa porter plainte Omar Faye par diffamation Omar Faye nee na xëy na ceeb bi ñu joxe nit du ko lekk baaxul Omar Faye na tibb ci ceeb ba yóbbaale si c'est avéré que Omar Faye ceeb bi mu wane ci image bi mooy ceeb boobu noonu mais lu ko Mansour Faye di porter plainte Mansour na wane ni moom ceeb bi mu joxee du ceeb bi Omar Faye wane mais bu fekkee mënul wane ni ceeb bi mu joxee du ceeb bi Omar Faye wane tuddatul diffamation ñun ñoo koy jëfandikoo noonu ñun journalistes yi nga xamante wax naa toujours dañuy sax tomber ci dañuy piéger ci mots yi ñuy utiliser contre ñun koo xam ne dafa véridique wala contre koo xam ne sax ci ñun la bokk par exemple bu ñu nee Cheikh Yérim Seck dañ ko topp ci wàllu diffamation alors que li mu wax ni mënul justifier du dëgg te bala ngay diffamer nit ki da ngay justifier ni kii li mu wax du dëgg démontrer comme moom ni mu démontrer ba tax xal la Mansour Faye ceeb bi mu joxe léegi bu fekkee dañuy wax Mansour Faye ceeb bi mu joxe baaxul mu ñu woolu ci Omar Faye mais nañ ni Mansour Faye li mu joxe doyul ba xam ne dinañu diffamer wala déet parce que moom Mansour moo wax ni kenn ku nekk benn famille bu jot da nga jot 100 kilos ceeb 10 litres diwlin 10 litres pâte 10 kilos sucre fukki saabu ak juróom-ñett bi ne ci paquet bi léegi nañ ñu énumérer nañ ñu génneel nombre de familles yi jot exactement kit alimentaire bi ñu wax kit la ñu wax kit alimentaire mais gaynde boo génnee ñu jot kit alimentaire motuñu 30%. mais le comité de suivi nee na denrées yi joxe neen ko nu mu waree d'ailleurs ñoom sax ils sont attendus aujourd'hui à l'Assemblée nationale à 15h. comité de suivi nañ ma topp nañ ñu topp ñu dugg ci dëkk yi ñu dem ci famille wallahi wal azim amul fa rabbu Muhammad loolu amul kit alimentaire joxe wuñ ko. mais grand Mansour est-ce que aussi ñun journalistes yi amuñ benn problème à chaque fois bëgg rek di salir je sais pas turi kii di Mansour Faye parce que goro kii di président de la République sur cette affaire de denrées parce que fekkee si le comité de suivi nee na que carrément que les denrées ont été octroyées à la population donc mun na leen nangul aussi seen sincérité par rapport à cette affaire. man bu fekkee sama yaay am na ci denrées alimentaires yi nag bu fekkee sama yaay am na ci nag man. donc ñaari Sénégal la ñu nekk. ah bu fekkee man sama yaay am na ci man laa sama yaay bu amee est-ce que man li ñu jox sama yaay ñoom ñi koy joxe ñoo ma gën a xam je donne un exemple bu ñu nee sama yaay am na parce que man ak sama yaay bokkuñu fu ñu dëkk man sama kër laa dëkk. sama yaay nekk këram
man maay sama doomu yaay buy liggéey donc xëy na sama papa gaañu na bëgg dem damay joxe exemple ci man rek. damay joxe exemple parce que boo bëggee boo bayee tooñ. da ngay jël exemple sa bopp doo tudd kenn. léegi boo joxee exemple sama bopp ñu jox sama yaay ma gis ni sama yaay amul kit alimentaire kon bu ñu nee ñëpp am na ma ni ñëpp amuñu effectivement ñëpp amuñu gaynde ñëpp amuñu kit alimentaire bi ñu waxoon te man dama assister benn CDD. préfet bu Mbour. man toujours parce que li nekk bu Mbour mooy nekk Ziguinchor moo nekk Dakar moo nekk faneen donc benn circulaire buy dox la préfet bi moo lim lii ma la wax ni ceeb bi diw bi suukar bi ni ku ko jotul na nga ñëw réclamer ni liñ ma jox doyul mooy kit alimentaire bi ñuy joxe kit boobu laa ni joxe motul parce que li tax ma wax motul man jotuwuma ak Mansour Faye daal parce que xawma ko mosuma gis xawma Mansour yéen ministère la yoroon bu ma amoon tey kersa gu may ëmb ci lu may jomba wax mu ëmb ma jomba tudd Mansour Faye parce que sa sœur Mariam defal na ma teraanga parce que yëg naa ak ñàkk yëg mu yóbbante ma teraanga boo xam delloo ma ko. kon bu ma doon xas wala may diingat dinaa jomba xas Mansour non jomb naa ko benn ñaari bi sax Adama Faye rek Mansour Faye sama xarit la musuma xëy wala ma wàcc te aw ma si jàkkaam bi fa laay jullee su ma ko gisee mu taxaw ma wàcc. te souvent néew na lu may nuyu Adama Faye vendredi di dem te joxuma au moins bu dee 25 minutes ma jëlal essence ma jàdd ci station duy ko sama essence lu ma seq ak moom la xëy na moom ak yéen du ma ko delloo mais dama nit damay joxe exemple ni fekkante woon damay xase ma jomba xas magu Adama Faye du ñu jaawale ñaar gestion d'un pays boo xamante ni bii lu ñëpp bokk la ñuy saytu ni ñuy doxe bokkul ak relation boo am ak nit man Mansour musuma ko gis xaw ma ko musuma koo teg bët nii donc xaw ma ko. xam naa benn sœuram xam naa benn frère am donc jomm naa di régler affaire personnelle et puis maag Mansour mën nañoo dund ba dee du ñu am lu ñu lien man ak moom pour may xas mais dama ne de façon globale li ñu bokk ñun Sénégal gépp dama ne li ñu bokk ñun ñëpp mooy ceeb bi ñuy joxe mu nekk ci loxoom ñu wax ci wàllu gestion bi man ma nekk présentateur journal di jàllale élément démb di ko jàllale tey di ko jàllale bërk démb alxuraan mooy jiitu sama xel mi lu ma jàllale 2012 bi Macky Sall faloo élément yi ma jàllale woon journal ba ma ko laajee ma wax la ko léegi laa commencé di def journal di bind këyit mais RFM def naa fa 6 ans et demi. yoo xam ni devant Mamadou Baye Kane Alassane Samba Diop Alassane Gueye ñoom ñëpp ñoo formé musuma def journal bind ko ak këyit et pourtant da doon sérieux mais dama ko doon jàng mokkal ko parce que xëy na loolu don la bu ma yàlla may.